asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki groupe xam sa cosaan seen mbokk seen xarit alhaji Mamadou Sylla moo ñëw ci ëtt bi di wax asalaamualeykum wa rahmatullah jël nuyoo boobu teg ko ci loxol kilifa gi suñ papa Laay Cerno mu nuyu ñu membre groupe xam sa cosaan yëpp xanaa di nuyu wax dëgg yàlla Seydi El Hadji Malick borom revue de presse min fekk ci bunt bi nuyu itam administrateur principal Moussa Ndiaga Libane ñaanal ko wér di nuyu suñ mag ñi nuyu alhaji Sos Sylla ci Jurbel di nuyu itam wax dëgg yàlla suñ papa Mouhamad Lamine Sylla Kaolack nuyu bay maam Abdou Itali nuyu bu baax itam tabaarkàlla bay Bas nuyu bay Yabsa nuyu suñ xalifa général alxaaji Mor Numbe nuyu mbooloom rek administrateur yi yëpp rek di wax ne su ngeen gisee wax dëgg yàlla photo boobu muy programme xam sa cosaan tey ci alxames ñuy seenu nag final bu mag muy suñ ñaareelu yoon di final bu rëy ñu war cee daje nag Algérie ñu day nag muy seen rubrique ganu kër gi ñu dalal ci nag koo xam ne nii spécialiste la ci domaine bi koo xam ni xam-xamam màcc na ci wàll wi ku ci xam daal tabarkàlla xeran na ci lool am ci xam-xam bu rafet bu sell nag ñu bëgg koo dalal tey waxtaan ceeg moom ci wàccaay wi waxtaan ceeg moom ci histoire football Sénégal ñaata yoon la dajeeg Algérie lan lañ dund ci coupe d'Afrique coupe du monde luñ ci dund tey ji ban discours lañ war a tenir ak Lions yi nan lañ war a taxawee ak entraîneur bi tey lan mooy taxawaayam ak lan lañ war a wax lii daal bëgg nañ ci seq waxtaan ak Cheikh Ibra Sylla muy imam ñu ndokkeel ko bu baax di ko xaar 2h30 jëm 2h40 dinañ dugg ci émission bi ñuy ñaan yàlla ñëpp rek bokk ko teewlu ci ndigalul administrateur yi ci seen xel mu rafet ci seen xam-xam nga xam ne nag wax dëgg yàlla tey lii mooy lëmbee addina bi moo lëmbee jamono ji ñëpp moom la ñuy waxtaanee foo mën a nekk ñu dajante woon ak moom nag ci biir compétition bi mu dóoroon ñu war a dajeewaat kon nag te dañuy wax final bi ñu yegg si tey daanaka moom Algérie moo defar suñu équipe bi ñu war a dajeewaat tey kon nag waxtaan waa ngi noonu kenn ku nekk am ci question mën na ma jël ci suuf dugal question balaa émission bee commencé buñ demee ba mu pare itam nga am sa question mën nga ko poser direct ñu ngi leen di sant di leen gërëm te di leen ci xaar 14h30 jëm 14h40 ganu kër gi ak Ibrahima Sylla ci match Sénégal Algérie di final bu mag bi Coupe d'Afrique 2019 Égypte ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm kon mbokk yi ñu ngi leen di nuyuwaat di leen ziar bu baax di seen mbokk Alhaji Mamadou Sylla di présenter émission bu mag bi nga xam ne mooy ganu kër gi ñu dalal ci nag Ibrahima Sylla imam ñu wax Ibrahima rek bu fekkee yaa ngi ñuy bàyyi xel nga dugg présenté wu dugg ci waxtaan wi di nuyu Seydi Hadji Malick ñi ngi gis ne yaa ngi ñuy suivre yaa ngi topp waxtaan wi kon Ibra bu fekkee yaa ngi ñuy dégg rek duggal nga def sa présentation ñu tàmbali waxtaan wi incha allah. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu groupe xam sa cosaan seen mbokk seen xarit Moustapha Sylla moo dugg ci kër gi di leen ziar di jël nuyu bëri ziar bi di ko teg suñu loxol kilifa ba yàlla ji ziar ñu dal leen na ko ci membre groupe bi yëpp di ziar sama xarit sama soppi boobu ma fekk ci buntu muy Alaaji Mamadou di ziar soxna Ndaga Sylla sama xarit sama soppi di ziar sama ko jooju ñu dal muy Ibrahima Sylla di ñaanal ñëpp jàmm di ko sàkku ci yéen yàlla na yàlla def jàmm ci kër gi di jaay nabi Mustafa sallallahu alayhi wa sallam maa ngi jaar ñëpp mbéyuma kenn góor jigéen mag ak ndaw ku lim juum wala doo matal yal na yàlla def jàmm di wax ne El Hadji Mamadou sa invité jour bi am na solo mu nekk koo xam ne ku expert la ci football ku ci yàlla may xam-xam la macha allah yal na yàlla def émission bi egg ci jàmm ak salaam. asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu waa groupe xam sa cosaan seen mbokk Ibrahima Sylla moo leen di nuyu di leen ziara bu baax a baax di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen di jiital ci nuyoo bu kilifa gi Baye Hadji Cerno Sylla di ko ñaanal yàlla na yàlla dolli ko gudd fan gu ànd wér ak wér la yàlla na yàlla sàmm ko sàmm njabootam sàmm njabootu waa xam sa cosaan yëpp ñu ngi leen di bëgg di nuyu Alaaji Mamadou Sylla di ko ziara bu baax di nuyu Mamadou Moustapha mi enregistré ñu ngi leen di ziara bu baax a baax a baax Alaaji di wax ne waaw maa ngi déglu question incha allah xam nga présentation bi dina yomb man Ibrahima Sylla laa tudd maa ngi juddoo ci la war xoox waaw dëkk fa nag waaw maa ngi dëkk ci la war xoox bon pour mu gàtt parce que ñi ci groupe bi parce que xam nañu voilà ñu ngi déglu question yi parce que dañoo war a julli feeg 16h waaw ñu ngi déglu question yi incha allah. waaw Cheikh Ibrahima ñu ngi lay jaajëfal Mamadou Moustapha moom mu dugg si ci kër gi léegi ñu ngi koy nuyu bu baax
waa di wax Ibrahima gannaaw présentation bi ñu ëpp ci groupe bi xam nañu la ñu dalal la tey nag ci émission ganu kër gi bëgg a waxtaan ak yow ci wàllu football li ci gën a fës nag tey mooy final bi nga xam ne Sénégal am na ko muy final Coupe d'Afrique mu di ko defee fële ci Égypte mu war cee daje nag Algérie ñu di la laaj sa xalaat nga wax ñu ci histoire Sénégal ñaata yoon la dajee ak Algérie ñaata yoon la ci am victoire ñaata yoon lañ ci dóor ñaata yoon lañ ci niil ak lan mooy faiblesse su Sénégal ak luy avantage am ñu dugg ci question yi loolu rek la ñuy commencé. wala ji ñu ngi lay gërëm di la jaar di wax ne wax nga dëgg maanaam match bi ñuy xaar suba mu mel ni ñun ak Algérie la waaye nag match la boo xam ne nekkul match bu yomb match bu nar a métti la ci ñun nag ndax li tax mu nar a métti ci ñun mooy on a perdu notre meilleur défenseur muy Kalidou Koulibaly ba pare Algérie dooroon ñu match de poule kon ñun ñoo gën a am pression que Algérie même si Algérie ñoo ko mujjee jouer final parce que ñun 2002 joué nañ final ak Algérie depuis 1990 joué wuñ final mais ñun pression bi mën naa wax na ci Sénégal la nekk waaye match bi nag 50-50 la maanaam Sénégal à 50% de chance Algérie à 50% de chance oui bonsoir. waaw jëwriñ ñu ngi lay ziar bu baax Alaaji maa ngi lay nuyu yow itam di lay ziar bu baax di wax ne sa mbokk moomu question bi dégg naa ko mu wax ne mu ne dafa njëkk a laaj mu ne lan moo différencier coach bu nekk équipe bu yor équipe nationale ak coach buy entraîner un club de football. jàpp naa ne ñoom ñaar seen différence parce que ki nga xamante ni dafa nekk club parce que li tax ma ne Pep Guardiola c'est le meilleur entraîneur de l'histoire de football pour moi pour man loolu laa jàpp parce que dafa nekk benn entraîneur boo xamante ni dafa am benn système de jeu bu muy mettre en place nga xam ne fu mu dem da ko fay yóbbaale boo ñëwee ci terrain benn match de football bu dee Guardiola moo la yor rek yow même boo gisul coach bi da nga xam ne équipe bi équipe bu Guardiola wala da nga ne jeu bi de jeu Guardiola loolu nag moom moo ko liggéey bañ identifié ko ci moom kon jàpp naa ne man c'est le meilleur entraîneur de tous les temps lu tax ma wax ko mooy il a prouvé fépp fu mu mas a jaar en tant que Barcelone Bayern Dominique actuellement Manchester City te boo gisee Espagne lan moo tax Espagne en 2010 il a bénéficié du travail de Pep Guardiola pour aller remporter Coupe du Monde avec les Xavi, les Iniesta, les Pedro, les Busquets, les Puyol, les Piqué, les David Villa. Parce qu'à l'époque, 7 titulaires de l'équipe d'Espagne étaient des joueurs de FC Barcelone. Ils ont profité de cette attente bi amoon ci joueurs yooyu noonu pour l'Espagne ci l'Espagne profité gagné 2010 gagné 2012 parce que à l'époque la base d'équipe d'Espagne c'était FC Barcelone bi mu demee Bayern 2013 2014 mu ñëw installé fa benn jeu boo xamante bi nii Joachim Löw a profité de cette système bi Guardiola doon def Bayern gagné ci Coupe du Monde avec Allemagne en 2014 la preuve mooy Philippe Lam da daan jouer latéral droite mais bi Guardiola ñëw Bayern da kaa modifié di ko folloo milieu terrain bi ñu demee Coupe du Monde 2014 Joachim Löw dafa jël Lam jëlee ko poste milieu latéral droit bi def ko ni ko Guardiola def Bayern football ko milieu de terrain plus Allemagne dem gagné Coupe du Monde boobu muy 2014 kon jàpp naa ne moom am na lu muy mettre en place moo tax ma jàpp ne c'est le meilleur entraîneur de l'histoire du football foofu laa ko teg. beneen bi may wax maanaam mooy différence su entraîneur lan mooy seen différence club ak équipe nationale ça dépend ci entraîneur parce que gis nga relation humaine dafa am solo parce que joueurs yi nga xam ne par équipe nationale la ñooñu mën naa am une fois nga leen gis ci mois bi wala une fois tous les 2 mois loolu yombul pour nga def benn mettre un système en place parce que c'est très difficile parce que souvent am na ay blessés souvent dina am joueur boo xam ne da nga ko convoqué ñëwut nangam xam nga mooy waral c'est très rare nga gis benn entraîneur équipe nationale bu am benn identité de jeu c'est très difficile parce que joueurs yëpp mi ngi leen di am une fois par mois ou bien 2 fois par mois une fois par 2 mois loolu c'est très difficile pour entraîneur mettre en place. Guardiola c'est ambition wax na ko nee na il rêve un jour d'aller entraîner benn équipe nationale xamul nag ban lay doon mais indi ko nee na bëgg na ko loolu la wax. parce que moom bu ko nekkoon tamit dana ci mën a mettre en place parce que lu tax mooy moom day créer relation humaine bi muy am ak booy joueurs yi sax dañ koo fan Mourinho nag loolu la amoon ba léegi nag da ko perte moo tax moo am ay difficultés parce que Mourinho bu njëkk da daan construire ci relation humaine entre les deux joueurs entre moom ak joueurs yi nga xamante bi nii joueurs yi jaral nañ ko rey joueurs yi Mourinho jaral na ñu rey seen bopp terrain loolu nag la perte moo tax actuellement mënut fa am dara ci football.
non d'accord naa ak moom ci wàllu Cheikhou Kouyaté du maanaam polyvalent bi maanaam défenseur central dañ ko kaa imposé équipe nationale mais du ko def en club waaw mi ngi mel ni rek nga jël benn Idrissa Gana Gueye wàcc ko di ko fubal loo milieu défenseur central dana ko fubal mais ça veut pas dire que c'est un polyvalent sinon Cheikhou Kouyaté nekkul polyvalent boo xamante bi ni comme Lamine Sané nga xam ne équipe club am dañ ko reconnaître ne c'est un polyvalent ba mujj gi léegi défenseur central sax la gën a baax ci milieu défensif moom mais Cheikhou booy seetaan match bi day yàq ay maanaam bu ñu aligné moom du wóolu quoi toujours day nekk en couverture loolu nag day yàq hors-jeu moo lay wan ne la du défenseur central loolu moo tax ma ne dañ ko war a génne équipe bi même si mi ngi def ay match mais match combat rek lay def physique waaw xadar man loolu laa gis ci Cheikhou. voilà ñu ngi jégalu ñu wax ne Sénégal ak Algérie Sénégal suba bête noire am lay daje bête noire am muy Algérie nga xam ne ñun ak moom suba moo war a nekk suñu 23e match ci l'histoire Algérie dóor nañu 12 fois ñun dóor nañ ko 6 fois moom dóor nañu 3 fois en phase de finale des coupes d'Afrique des nations mais ñun mosuñu koo gagné ci coupe d'Afrique mas ñoo nii la moom mais 5 fois yu ñu daje suba mu war a nekk la 5e fois ñuy daje mais dóor nañu 3 fois ñu match ni benn yoon ñu war a daje suba muy le 5e match ñu ñaan yàlla ñu yàlla may ndaw ci koom kon wax match la boo xam ne du yomb ci Sénégal ndax Sénégal dafay jouer à pression bi mooy ci papier Sénégal mooy favori waaw avec tous les grands joueurs bi ñu am yëpp mais Algérie lim ñu ëppale mooy dañu am collectif bu soudé di ñaan yàlla rek yàlla na yàlla dimbale ñu ba suñu entraîneur am xel mu leer mën a classé loo xam ne itam danañu permettre ñu mën a génn ci match bi ndax am nañ ay moyens pour génn ci match bi am nañ ay moyens. waaw Ibra ñu ngi lay jaajëfal am nañ ay moyens pour génn ci match bi yow yan moyens lañ am pour génn ci match bi yow sa défenseur bi gën a bu ñu wax de meilleur défenseur ci CAN bi wala nga ne sax meilleur défenseur Afrique ba pare ñu exclure ko parce que à défaut des cartons jaunes léegi tey yow nga am ku mel ni Pape Abdou Cissé nekk un jeune di ci banc bi nekk un défenseur ndax da nga koy teg wala da nga fay teg Salif Sané wala nan nga bëgg a doxal. Alaaji maanaam moyens yi ñu am pour qualifier am nañ moyen matériel mooy équipe bi joueurs yi am nañ moyen doole mooy physique am nañ moyen xam-xam mooy technique équipe bi am na tous les moyens pour passer Algérie pour dem ça dépend nag ci entraîneur parce que comme absence bu Kalidou Koulibaly bi ngay wax absence boo xam ne nii wax dëgg yàlla boo am importance la mais nag mën nañ koo combler parce que boo rappelé 2017 huitième de finale de Paris Saint-Germain FC Barcelone Paris dañoo amoon benn défenseur bi ñuy wax Thiago Silva actuellement mi ngi fi ba léegi jour boobu noonu il était blessé mais gis nga entraîneur Unai Emery dafa joué benn boy bu ñu naan Kimpembe keroog moo joué place su Thiago Silva keroog il a fait le meilleur match de sa carrière depuis bi mu commencé football ba léegi. parce que entraîneur da ngay osé pour man entraîneur bi su bëggee génn ci match bi bu mu football loo Kouyaté na pas Abdou Cissé football ak Lamine Sané parce que Kouyaté nekkul défenseur central loolu tamit nit ñi dañ ciy trompé wu. waaw Cheikh Ibra maa ngi la gis yaa ngi enregistré waaye damay dàmbale question yi rek pour soo ko dégloo mën a tontu mu gën a gaaw parce que il faut ñu def ko ci façon boo xam ni rek day un peu professionnel yow tey ci tey yow yaa nekk à la place de Aliou Cissé loolu sax am naa ci benn question nga tontu ma ci ma broché ko tey nga nekk coach Sénégal nekk à la place de Aliou Cissé te ñu gis ne Sénégal buy football sénégalais yëpp ay coach la loolu lu ko waral lan moo tax Ibra aussi tey yow ban discours nga doon tenir ak Lions yi looy wax ak ñoom nooy def ak ñoom noo leen di classé lan ngay wax ak sénégalais yi ban discours la ñu war a tenir loolu tam nga dimbali ñu ci. di wax ne rek maanaam Kalidou Koulibaly comment il s'appelle l'homme là Cheikhou Kouyaté milieu de terrain défensif la man lu ma gën a naqari ci équipe Sénégal bi loolu ci la bokk parce que xam nga lan moo tax Cheikhou Kouyaté Crystal Palace gi mu nekk xam nga lan lay fubal ay 10 minutes 5 minutes pour sax entraîneur bi di rey temps moo tax ñu koy dugal te bu duggee milieu défensif lay football te Pape Abdou Cissé dafay jouer défenseur central titulaire ci club ba muy Olympiakos nga xam ne xale bu mel noonu boo ko amee te moom li gën a yéeme ci moom mooy dafa am détente day mbëkk te day dugal ci cornel nga am xale bu mel noonu au lieu nga jox ko cornel nga teg ko ci banc bi di football loo ay Cheikh Kouyaté bi nga xamante ni il est lent parce que moom amul habitude di jouer boo xoolee Sénégal bu ñuy football chaque jour bu ñu defee alignement hors-jeu Kouyaté da ko yàq parce que moom toujours day bëgg di couvrir parce que milieu défenseur day couvrir te défenseur da ngaa war a oser di def alignement yoo xamante bi nii da ngay piéger sa l'adversaire pour mu hors-jeu mais Cheikh Kouyaté à chaque fois
day yàq hors-jeu boobu Kalidou Koulibaly doon aligné kon man jàpp naa ne buñ fubalee Pape Abdou Cissé am nañ 80% de chance bañ a jël bii mais buñ fuballoo Kouyaté ak Lamine Sané on a 40% de chance pour bañ a jël bii. Pape Abdou xale bu baax la boo xamante bi nii dafay jouer Ligue des Champions di jouer au niveau pour man moo ëpp Kouyaté niveau parce que Kouyaté jouer Ligue des Champions première ligue lay fubal te ay 10 minutes 5 minutes lay fubal du dugg ci terrain bi xam nañ ko. Aliou Cissé nag moom la yàlla teg ci bopp équipe bi mais taxawul ne moom moo gën a xam ni ñuy jouer parce que day seetaan joueur yi comme ñun niñ koy seetaanee voilà amul beneen pexe muy Kouyaté di wane ci entraînement ba war a mën a nekk titulaire ci kanamu Pape Abdou Cissé wala Lamine Sané parce que pour man Cheikhou Kouyaté wërtu football match bi bu ko bu fubalee moom moo nekk suñu maillon faible de l'équipe. waaw Alaaji ñu ngi lay bëggee maanaam sénégalais yi li tax boo déggee ñu naan sénégalais yi am nañ 16 millions d'entraîneurs parce que sénégalais yi dañoo xam football même si on n'a jamais gagné quelque chose dans le football mais dañoo xam football loolu yàlla moo ko def moo tax benn entraîneur mënu leen a tromper. Aliou Cissé li mu war a def suba man su doon man maa nekk à la place de Aliou Cissé tey suba match bi li may Cheikhou Kouyaté moom du football loolu moom c'est clair du football Pape Abdou Cissé laay football loo défenseur central moom ak Salif Sané parce que Salif Sané Schalke 04 titulaire lay football te défenseur central lay football malgré certains dañuy wax ne waaye milieu défensif de métier la mais d'accord mais il n'est plus défenseur milieu défensif actuellement il est le défenseur central colosse des Schalke 04 titulaire lay football club am moo gën a gaaw Kouyaté moo ko gën a am intelligence de jeu ba pare am na vision de jeu te Kouyaté yooyu yëpp nekkul ci moom xadar lay footballee xadar waaw. jërëjëf Ibrahima ñu ngi lay ziar baax ndokkeel la dégg nañ sa wax ji waaye yow boo ñu doon proposé classement loo ñuy proposé classement ci match bi ñu jëm comme ñi nga manqué ak li nga am loo ñuy proposé ak aussi Aliou Cissé wax dëgg yàlla duñu ko blâmer parce que lim waxoon ak ñun tamit lu ci bëri gannaaw dogalu yàlla loolu am na kon dañuy sant yàlla bu baax di ñaan yàlla tam ñu jël coupe bi mais boo ñu proposé classement ba pare ban entraîneur moom mooy sa idole yow nga wax ma ko comme li nga waxee ci entraîneur ban entraîneur mooy sa idole aussi tey Sénégal ni mu amee individualité joueurs yu baax ay qualité de joueur nan lañ mën a def ba construire équipe boo xamante ni dafay am li nga xam ne tey moom la Algérie am muy entente bi ñu yor muy wax dëgg yàlla communication bi nga xam ne ñi ngi koy dawalee bal bi loolu moo manqué Sénégal waaw ñu di la ci laaj loolu rek. waaye Ibra pour montrer suñu question bi mu gën a leer parce que dafa am coach yoo xam ni coach yuy construire équipe la ñoom dañuy construire am coach boo xamante ne ni dafa mën a jëli rek ay joueurs def sélection ñëw loolu benn bokk section morom moo tax ñu bëgg nga waxal ñu di coaching boobu naka lay doxee ak aussi da ngay faral di wax ne am na coach boo xam ni su fekkente ne toujours mu changé classement nga ne yow doo ko blâmer yow Ibra ñu ne lu tax ñu sukkandiku ci sa xam-xam nga ni ndax équipe booy dajeeg bu ne dafa am équipe boo ko war a tegal selon sa adversaire ya ngay dajeeg loolu tamit nga gën ñu ko leeral ñu gën ci am xam-xam ñun ñëpp. waaw Alaaji li may wax ci question boobu man tey su ma doon ma nekk à la place de Aliou Cissé di classé équipe bi ñaar rek laa xam ne duñ football ci équipe bi mooy danañ football sax mais Kouyaté du football loolu moom dama ciy wax catégorique doo wartu football amul place ci équipe nationale Kouyaté Pape Abdou Cissé mooy jouer place moom ak Salif Sané ci défense bi latéral gauche su ma doon Aliou Cissé am na benn boy bu nekk Nice bu ñuy wax Racine Coly il est bon moom ak Sabali ñoo bokk ni ñu footballé day défendre te day attaqué te bu fi nekkoon tey daf ñuy permettre Youssouf Sabali di jouer poste muy latéral droite mais tey dañoo obligé di yóbbu Sabali gauche parce que amuñ ko fa gën a baax te Racine Coly dafa baax comme Sabali kon jàpp naa ne loolu erreur Aliou Cissé bu mu def la parce que xam na Racine Coly bu baax moom Aliou Cissé parce que dañ koy fay pour loolu war naa xam joueur yi beneen bi mooy ku mel ni suñ boy bi mu bàyyi muy santi ngom waroon na ko donte ne indiwu ko mu amatul lu ñu ci wax mais waroon na ko indi parce que am na ci équipe bi place mais li nga xam ne tey moo fi nekk moom su ma doon moom tey Pape Abdou Cissé mooy football défense moom ak Salif Sané latéral gauche nga yóbbu fa Sabali comme moom moo fa nekk parce que amuñ keneen droite bi nga indi fa nga bàyyi fi Gassama milieu terrain bi baax na mu football loo Mbaye Niang Sadio Mané ak Ismaïla Sarr buñ demee ba deuxième mi-temps mu dugal ku mel ni booy boobu nekk FC Zurich muy Diatta mën naa dugg football parce que jàpp naa ne baax na beneen question bi maanaam mooy entraîneur bi nga xam ne mooy sama idole ci entraîneur mooy professeur Guardiola kooku moom
pour man c'est le meilleur entraîneur de l'histoire de football parce que bëri na ñu bëgg football moom moo tax ñu bëgg le beau jeu. beneen bi mooy li taxoon ma waxal la benn jour ma ne la maanaam entraîneur yi changé tactique di changé ay joueurs chaque fois parce que Guardiola du changé tactique dafay changé joueur bi mais ci même système bi ci lay footballé toujours parce que dafa am joueur yoo xamante bi nii dafa am adversaire yoo xam ne bu ñu dajeek ñoom ci la ñuy gën a mën a biré moom moo tax léegi-léeg souvent day changé équipe bi mais jàpp naa ne entraîneur national mënut a construire benn jeu comme ñun Sénégalais yi ni ñu ko bëggee Aliou Cissé mënut a def benn jeu boo xam ni Sénégal day jouer comme Barça de Guardiola mënut a nekk parce que amul temps bi parce que équipe joueurs yi boo xoolee par un mois nga leen gis ñu ñëw def entraînement 3 jours football benn match ku ne match club am kon jafe na pour nga gis benn entraîneur bu mën a construire jeu boo xamante bi nii day jouer collectivement loolu c'est très difficile mais liñ bëgg mu koy def mooy joueurs yi nga xamante bi nii ñoom ñooy meilleur à leur poste mu woo leen loolu bu ko defee rek ñun amuñ problème parce que équipe nationale li am solo mooy gagner waaw li am solo rek mooy nga gagner na fexe ñuy gagner loolu mooy li am solo même parce que buñ perte ñu xam ne vraiment football nañ dañoo perte dañ koy accepter mais luñ dul accepter mooy ñu am ay joueurs actuellement Sénégal moom moo am joueurs yi gën a baax ci Afrique Sénégal moo ko yor actuellement. joueurs yi tey amul équipe jëlal équipe bu Algérie benn par benn ku ci bokk ak joueur Sénégal poste ba ngeen nekk seen club yow doo football Sénégal mooy football kon loolu day wane ne ñun am nañ ay joueurs yu baax à part Mahrez amul beneen joueur booy jël ci équipe bu Algérie bi boo xamante bi nii Sénégal yi soxluñ ko bu nekkul Mahrez soxluñ kenn ci ñoom te Mahrez on a Sadio Mané on a Ismaïla Sarr on a Krépin Diatta on a Diao Baldé Keita am nañ ay joueurs yu baax yoo xam ne mën nañoo def li Mahrez di def te leneen li ci des yëpp ñoo ko gënal Algérie bon pourquoi pas ñun Algérie waruñu ko dóor suba incha allah yàlla nañu ci yàlla may ndam. jërëjëf Ibra yàlla nañu ci yàlla may ndam ñu dóor Algérie li tax ma delloo si waat sa audio bi indaale ko da nga cee wax Algérie suñ bête noire la léegi bête noire yow d'accord gëm nga ko wala gëmoo ko aussi itam ñu ñaan yàlla mu jeex tey kan nga mos a gis tamit ci benn compétition mu ñëw dajeeg yow match de poule mu dóor la ngeen dajewaat final nga dóor ko wala mu dóor la est-ce que loolu rappelé nga ko ci l'histoire de foot fan la mos a am ak ban équipe moo ko mos a def ak bête noire kan nga mos a gis mu am ko te mu mujj jeex nga jox ñu ci exemple ñun ñoom ñu jàngee ci. waaw Alaaji bête noire gëwuma ko xam nga lu tax gëwuma ko maanaam mooy génération yi ñoo bokkut parce que Algérie même si génération ñoom Sadio Mané bii mooy seen 4e fois ñuy daje ñu dóor ñu 2 fois malheureusement ñu niil benn yoon ñu war a dajewaat suba muy pour la 4e fois kon jàpp naa ne boo xoolee en 2015 bi ñuy dóor la moitié de équipe bii fi nekk ni ñu ko fi woon muy ñoom Moussa Sow ñoom Demba Ba ñooñu la woon boo xoolee 2017 bi ñu dajewaatee Gabon dañoo niil 2 bi partout te booba suñu équipe bi dañ koo changé teg 2e équipe bi 2019 bi ñu daje barki démb chance lan ñu gagné parce que kenn ku ne xam na ne bu doon VAR amoon na ci match boobu noonu Sadio Mané am na penalty boo xam ne mënoon nañ ko accordé bu ko Sénégal dugaloon tey dañuy niil kon jàpp naa ne daal Sénégal il a toutes ses chances pour gagner match bi suba. beneen bi nga wax maanaam mooy est-ce que mas naa gis équipe bu dóor adversaire am ñu bokk poule mu dóor ko ñu dajawaat final mu dóor ko waaw loolu c'est très récent am na benn match bu fi amoon boo rappelé Euro 2012 Espagne ak Italie ñoo bokkoon poule Espagne dóor ko ñu dajawaat final ñëpp yaakaar ne ce sera très difficile pour Espagne parce que Algérie ku xam italien yi xam ne ñoom dañoo mën a défendre parce que 1-0 la ko Espagne dóoroon si je me rappelle bien yaakaar na 1-0 wala 2-1 ci match de poule bi mais biñ dajawaatee final ñëpp dañoo yéemu Espagne du ko dóor 4-0 remporté coupe bi muy Euro 2012 loolu moom yàggul voilà mais jàpp naa ne équipe bu Sénégal bii nii bokkut ak équipe bu Italie boobu woon parce que Sénégal a toutes ses chances pour remporter match parce que match bi ñu Algérie dóor man yaakaar naa ne accident de parcours la te jàpp naa ne bu soobee la danañ ci génn parce que Algérie nag mënuñu ñaari yoon. jërëjëf l'expert Ibra ñu ngi lay jaar bu baax di kontaan ci tontu yi leer na am na solo ak exemple yi nga joxe ñëpp ngi kontaan di ñu bàyyi xel di leen fàttali ne ko am question booy laajte mun nga ko dugal ci suuf sama privé ñu laaj ko Ibra ku am looy apprécier itam la même chose après ñu ubbi ligne bi ñëpp dugg waxtaan waaye Ibra ñu di la laaj dégg nañ li nga wax gëmoo bête noire génération yi bokkut luñ mën a nangu la waaye di la laaj aussi pour nga xamal ñu tey si tey ñaanuñ ko yàlla laa hawla wala xawta bu Sénégal bu ko Algérie dooroon lan la mën a jural Sénégal par conséquent lu mu ko mën a jural nañ seet loolu ñun ñëpp ba xam tamit tey li ma la doon laaj di la ko laajaat ban discours nga war a tenir en face des joueurs lan nga leen di wax tey boo jàkkaarloog joueurs yi ne leen affaire baa ngi noonu nag yéen a war a def seen job.
Ibra ak bu Sénégal alhamdulilah rabbil alamin yàlla na ko yàlla dogal Sénégal bu dóoree Algérie jël coupe bi ñëw lan la mën a jural Sénégal lu mu ko mën a apporter ci cadre yëpp nag social politique yëpp daal yëpp ci cadre yëpp lan la mën a jural Sénégal loolu tamit nga dikkal ñu ci bu baax a baax. Ibra dinaa boole question yi parce que ñun dafa am lu ñuy jooy ñëpp di ko jooy question bu may laajaaleel ko ñëpp en 2002 dañoo amoon jeu boo xamante ni jeu collectif la d'accord booba booy yi daanaka demaguñ noona ñoo bokk même génération ànd di football ñoo nekk gonendoo amaguñ club nekk nag ñoo xamante ni c'était extraordinaire ñu am benn déggoo bi waaw mënul bokk d'accord nañ mais nag ñu amoon ci ku mel ni Kalilou Fadiga mu nekk un pied gauche magique am bali foo ko soxla mu paas la ko jox la ko na mu waree léegi est-ce que jotut yow ci sa xalaat ci sa xam-xam sunu centre yi nga xam ne am nañ ko ci réew mi ñuy travailler ci loolu travailler ñu ay 10 travailler ñu ay passeurs travailler ñu ay meneurs de jeu ñu liggéey ci loolu comme ñi ngi am ay défenseurs am ay milieu de terrain am nañ ay excentré yëpp daal am nañ ko ba mu doy mais lu tax mënuñu liggéey un meneur lu tax suñu centre yi mënuñ ko liggéey est-ce que jotu tam ñu taxaw ci loolu wala lu ko waral dafa jafe wala lan la. wala tamit nga gindi ñu ndax football moo changé parce que addina bi tam yëpp dafa dox ba affaire de meneur gars yi soreetuñ ci ñëpp ku ci nekk rek war nga mën a doon meneur wala jeu bi moo changé ak système de jeu yi lan lañ war a footballé naka lañ war a développé aussi tam nga jox ñu xalaat moo tax ma boole question yi pour soo ko jotee yow rek nga jox ñu xalaat Ibra ba xam tey nan la Sénégalais yi buñ duggee ci biir war a taxawee première 15 minutes yi ba nga xamante ne dinañ ci dugal Égypte dinañ ci dugal Algérie ci première 15 minutes. waaw Alaaji question bi li ma ci wax maanaam mooy bu ñu ñaanu ko yàlla comme ni nga ko waxee mais bu ñu Algérie dóoroon ce sera très difficile à supporter parce que lu tax mooy Sénégal parcours bi mu def nii maanaam dafa mel ni yoon la bu ñu tracel boo xam ne bu dee da ngay def analyse ci sport dafa mel ni rek ñun dañoo war a dem jël coupe bi ndax boo xoolee poule bi ñu bokkoon ñi ngi fa amoon Tanzanie ak Kenya nga génn 8e de finale ñu jox la Ouganda c'est pas l'adversaire le plus difficile en Afrique nga génn fa dal ci Bénin c'est pas l'adversaire le plus difficile nga génn fa dal ci Tunisie malgré Tunisie mais c'est pas l'adversaire le plus difficile kon yoon bi ñu jaar dafa mel ni dañu ko tracel buñ perte finale bi c'est malheureux pour nous ce sera très difficile à supporter parce que dem finale coupe d'Afrique yombut comme niñ ko amee woon depuis 2002 ba léegi mënuñoo dem coupe d'Afrique dañuy éliminer premier tour wala quart final bon dem final yombul dana jafe à supporter mais li tax xel di daal mooy équipe bi ñu am nii moyenne d'âge bi 25 ans ay xale lañ am nañ possibilité jouer waat yeneen ñetti kan su boobaa dinañ gën a suuree bon jàpp naa ne même buñ pertee kan bi ñaan ñu ko yàlla danañ amaat chance jël coupe bi ndax équipe bi ñu yor ay xale lañ boo xoolee tey titulaires yi ki ci mag Cheikhou Kouyaté ci la bokk il a 29 ans et quelques su ma juumul Sadio Mané a 27 ans, Kalidou Koulibaly a 27 ans, Ismaïla Sarr a 21 ans, Salif Sané a 26 ans ay xale lañ yoo xamante bi nii amaan nañ seen sens pour football yeneen kan yi ci kanam kon mën na buñ ko peetee itam espoir dana am parce que xale yi dañ fiy continuer di fi nekk te su boobaa li ñu def ci kanam ren bii nii kan bi di ñëw danañ def plus parce que boo xoolee 2017 dañoo éliminé quart de finale ñu ñëw 2019 dem finale kon buñ perte finale bi malheureusement pour ñun waaye buñ demaatee mën nañ ko am parce que kon foofu amuñ ci dara luñ ciy tiit bi maanaam mooy équipe nationale 2002 ak équipe nationale bii ñu nekk nii bi ñu yor nii tey mais suñu équipe nationale bii nii moo gën foofu équipe nationale 2002 bi bokkun sax bii moo ëpp ay talent parce que gis nga 2002 Sénégal ñetti talent lañ amoon ci attaque bi muy Henri Camara El Hadji Ousseynou Diouf ak Khalilou Fadiga ñooñu ay techniciens lañ woon yoo xamante ni dañoo xarañoon ci football mais latéral yi amoon nañ ko mel ni Daaf ak Ferdinand Coly nga xam Coly jëngu ko la woon Daaf il était bon techniquement mais équipe bii moo gën ñun suñ jeu bi ñu amoon 2002 dañ daan def jeu vertical gis nga buñ daan laal bal bi ñetti joueurs mën nañ ko laal rek dem ci camp adverse bi parce que jeu boobu jeu bu gaaw la jeu vertical la mais booy yii nag ñoo gën a xarañ xëy na léegi la football gën a développé léegi la adversaires yi gën a difficile à jouer parce que boo bëggee comparer 2002 ak 2019 day am différence parce que booba technologie bi développé wutoon comme tey parce que tey mën ngay war a jouer ak tey équipe bu mel ni équipe bu Kenya xam nga Kenya xamoo seen joueurs yi mais da ngay dugg ci internet rek daal di tapé ñu wan ne la Kenya seen joueurs yi nangam ak nangam kii fii lay football defal la seen statistique yëpp pour wan ne équipe bii moo gën a baax bu 2002 bi parce que 2002 maanaam c'est pas la même époque loolu moo tax mais jàpp naa ne daal équipe bii lim mën a am ci kanamam bëri na. waaw Alaaji maanaam ñun amuñu ay problème mu meneur de jeu
parce que ñi ngi joué football bu rafet xam nga lan mooy suñu problème mu efficacité lañ am c'est problème mu Sénégal actuellement du meneur efficacité la pour dugal ay bii yu bëri xoolal ñu nag Tunisie première 15 minutes war nañoo dugal 3 bii xoolal ñu nag Ouganda première 15 minutes war nañoo dugal 2 bii loolu problème de efficacité la mais du problème de meneur de jeu parce que am nañ ay meneur Henri Cissé bi mu dugal meneur de jeu la am nañ booy boo xam ne woowuñu ko muy sant ngoom bu nekk Nancy il est bon meneur de jeu am na benn booy bu nekk ci U19 bi muy Moussa Ndiaye booy Moussa Ndiaye mën nañ ko woo dans équipe nationale parce que aussi ñun africains yi dañ naan rek kii xale la xoolal Kylian Mbappé y a 19 ans champion du monde parce que xale la bu France waxoon ne non Mbappé xale la duñ ko woo Aliou Cissé dafa war a oser di woo booy yi nekk ci catégorie inférieure yi woo leen yëgal leen parce que ñooñu ay meneur de jeu lañ te boo nekkee xale xarañ di football ak say mag loolu maanaam motivation la da lay yokk maanaam da ngay gën a motivé wu pour gën a wane sa bopp pour jàpp naa ne problème mu efficacité lañ am mais amuñ problème mu meneur de jeu maanaam buñ gagné coupe de comme beneen question bi nga ne buñ question yi dafa tegaloo moo tax maa am yu ma fàtte buñ gagné woon tey coupe d'Afrique bi lim ñu mën a jëlal bëri na tey su ma doon entraîneur bi discours bi nga xam ne moom lay wax booy maanaam mooy maanaam ñoom am nañ sens maanaam def loo xam ni kenn mësu koo def bañ nekkee Sénégal ba léegi waaw kon jàpp naa ne boo leen waxee loolu ne leen vous avez vu la chance d'écrire la plus belle passe de l'histoire du football sénégalais vous avez vu la chance donc ci yéen la des pour ngeen écrire la plus belle histoire de football sénégalais wax leen ne leen ñii mënuñu leen yéen a leen man fop parce que kenn ku ci nekk ci joueur Algérie yi yaag moom bu ngeen bokkoon club moom du football yaay football loolu nag ci papier la nekk waaye wan leen ñu ko ci terrain bi waxuma la Sénégal waaye tout Afrique noire mi ngi seen gannaaw te tenir leen discours boo xam ne discours mental lay doon même bu ngeen encaissé première bi match bi 90 minutes lay duré mën ngaa dugal ci dernière seconde yi la preuve mooy Algérie Nigéria 95 minutes la ma def dugal match bi jeex kon wax leen football rien n'est perdu football leen concentré woon ci match bi bu leen xalaat après lii am ci match bi loolu nag discours la boo xamante bi du Aliou Cissé rek moo ko war a tenir il faut tout le staff technique ñoo ci war a veiller wax ak booy wax leen ne leen match bi bu leen ko yenu waaw bu leen yenu match parce que football boo ko yenu rek ñu dóor la. jërëjëf Cheikh Ibra ñu ngi kontaan bu baax ci tontu yu leer yi football boo ko yenoo ñu dóor la bu ñu yenu match bi xam ne match la comme match yëpp ñu posé wu jàpp ne ñoo man adversaire bi ñu dóor ko waaw loolu rek mooy affaire bi. léegi ñu di la laaj Ibra sa xalaat yow tey si tey nan lañ mën a def ba am efficacité boobu nga xam ne manqué nañ ko devant les buts loolu nañ lañ ko mën a liggéey ñun dañu amul attaquant de pointe wala Mbaye Diagne dañ ko joxu temps de jeu wala qu'est-ce qui se passe loolu tamit bëggoon naa nga indi ñu ci xalaat nan lañ mën a def ba am efficacité de jeu ci devant les buts ndax duñ dugal bii loolu moom mooy problème bi li nga wax dëgg la. aussi Ibra sama deuxième question mooy dañuy faral di wax ne Sénégal xamul ku ko jiitu Sénégal xamul ku ko jiitu rek la xam te li nga wax comme li xew keroog diggante Nigéria ak waa ji Algérie dafa xew keroog waaw ñu xam ne temps bi jeexul à chaque fois mën nañ dugal mën nañ def différence loolu tamit lu mat a bàyyi xel la aussi loolu naka lañ ci war a waxtaanee ak joueurs yi ba nga xam ne dinañ ko bàyyi xel te man lay jaw da doon wax ne football ci réew équipe nationale bi mu ne nañ ci club yi lañ koy ràññee waa léegi lan moo tax ñun ñu am ay qualité de joueur nekk ci club yu mag yi te aussi daal ñoom loolu nga xam ne ay professionnel lañ mënuñ ñëw rek def ko ci seen bopp bi mentalement ba suñ toogee ñu posé wu ci biir match bi posé wu ci biir ba nga xam ne duñ am problème mu dañ ñoo jiitoo duñ am problème mu équipe bii la ñu war a dajeeg suñ bête noire laaj duñ am problème mu adversaire bii la ba loolu naka lañ ko mën a travailler aussi ba am une certaine efficacité Ibra. voilà ji li may wax ci efficacité ça vient avec le temps et puis maanaam dafa soxla itam sens li ñu naan la barka avec sens la sens boo ko amee efficacité dana la yomb voilà mais jàpp naa ne daal dana ñëw avec le temps parce que comme li Aliou Cissé def ni di insister ci Mbaye Niang man d'accord naa parce que li tax mooy Mbaye Niang li muy liggéey ci attaque bi parce que attaquant du dugal donc mais dafay ouvrir day ubbi yeneen brèche Mbaye Niang day reyante ak défenseur central adverse joueur boo xam ne maanaam il est combattant kooku daf ñuy apporter plus boo xoolee bu génnee Mbaye Diagne mii gars yi coow Mbaye Diagne bu duggee la plupart ak excentré wala football day wàcc attaque bi dem jouer excentré bu duggee lu mu fi def Mbaye Niang moom jàpp naa ne attaquant bu baax la bu duggul tamit mi ngi apporter beaucoup
parce que ku xam football xam nga ne Mbaye Niang mi ngi apporté voilà parce que du dugal rek parce que ñun actuellement ñoo nekk deuxième meilleure attaque ci CAN bi on a marqué 8 buts te Mbaye Niang dugalut kon Mbaye Niang mi ngi liggéey pour équipe bi dugal voilà loolu moom mooy li nga xam ne moo ci am solo bu ko defee nag na kon ne di insister rek ci Mbaye Niang ak booy maanaam ça prend avec le temps ça prend waaw alaaji voilà maanaam xam nga Sénégal xamut ku ko jiitu la xam loolu nag côté mental la loolu mooy li nga xam ne moom moo ñu wuutale ak suñu équipe bu 2002 bi gis nga équipe bu 2002 bi boo leen daan seetaan buñ leen dugalee rawatina nag coupe du monde 2002 gis nga boo leen dugalee keroog day mel ni rek da nga leen a jam xadar googu ñu daan ànd ak volonté égaliser coûte que coûte loolu la booy amut loolu nag ñu ngi ciy liggéey Sénégalais équipe bi ñu ngi ci liggéey bu baax a baax ndax boo xoolee booy seen match yi yëpp match combat la Aliou Cissé def na ci liggéey bu am solo waaye des na ba tey parce que saa yu ñu dugalee rek dañuy perte match bi loolu Sénégal remarque la boo xam ne Sénégal yëpp def na ko loolu nag dañ ciy liggéey maanaam mental la loolu mental la. et puis maanaam lu ñu war a gën a mën a liggéey maanaam mooy ñu ji war a mën a jéem a njëkk a dugal soo xoolee Algérie ñoom seen mental baaxul Algérie mentalam baaxul seen mental baaxul bu Sénégal njëkkoon a dugal suba day il a 80% de chance pour gagner match bi parce que naar yi seen mental baaxul boo leen gis nga buñ nekkee ci ay difficulté da ngay gis ñuy jooy ñii seen entraîneur bi day jooy fii seen joueur yi di jooy ñuy tëdd ci banc de touche parce que seen mental moo baaxul bu Sénégal dof la woon ba njëkk a dugal rek am nañ chance gagner coupe bi te ñun amoon nañ benn défaut bi ñu amoon mooy suñ daan dugal rek dañuy encaissé te loolu yàlla dimbali nañ ci Aliou Cissé def na ci liggéey boo am solo ba gis nga suñ match yu bëri 1-0 lañ ko gagné malgré les difficultés waaye dinañ tenir ba match bi jeex kon jàpp naa ne daal li ñu war a def suba incha allah mooy fexe njëkk a dugal. jërëjëf Cheikh Ibra ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm buñ déggee say tontu ak sa analyse xam ne yokkute am na Aliou Cissé am na lu mu liggéey loolu seetlu nañ ko buñ daan dugal rek dañuy encaissé waat loolu liggéey na ci. aussi ma gis ne Pape Abdou Cissé danaa ci revenir waroon na ko jox sansam ndax exemple bi ko koy wax mooy suñ premier gardien bi dafa gaañu dem ñibbi mu jël deuxième gardien bi mu def kaan bu extraordinaire kon lu mel noonu rek mun na ko jox exemple muy porte bonheur yaakaaroon nañ ne dina ko jox sansam te suñu woon dina def match bu mucc ci ayib waaw ñi ngi wax am na benn maa ngi fàtte am na xaaral ma ñëw ci beneen audio aussi Ibra dafa gis ne suñu match Algérie bi mu ñu dóoree woon match de poule Algérie dafa ñëw dox ci maayanu arbitre bi harcelé ko ba pare ñëw di gaañ suñu joueurs yi di leen dóori daal su arbitre bi waxee ñu daw wax ak moom ils ont été agressifs loolu nag sénégalais yi defuñu ko woon ñu mel daal dafa am ci lu ñu jiitu woon est-ce que jotut tey tamit buñ ñëwee ci loolu ñu jëkkoon ba nax ñu jiitu leen ci fexe ba premier 15 minutes ñu dugal leen ci ñaar wala benn bii bu ko defee ñu gagné match bi est-ce que loolu tam yow amoo ci xalaat bu ko defee dina am sa beneen question bu ma ñëw ndax dafa am it beneen kii bu bees bu ci ñëw dinaa ci ñëw ak yow muy faar ak affaire yooyu bu ko defee dana am question yu mujj yuñ la laaj nga def sa analyse def sa waxtaan yu mujj ak question bi ñu la war a laaj bu ko defee xam naa temps bi du ko maye ñeneen ñi posé seen i question jërëjëf. waaw alaaji question boobu li ma ci wax maanaam mooy loolu man ci laa d'accord voilà Edouard Mendy bi mu gaañoo dafa jox Alfred Gomis place mu football Pape Abdou Cissé dafa waroon a football parce que gis nga booy boobu nekkut moom ak Kouyaté Barça ak Bambey la duñ benn sax bokkun loolu problème mu entraîneur la parce que Pape Abdou Cissé kooku dafa nekk koo xamante ni dafa xarañ ci défense dafa am lecteur de jeu day lire maanaam xalaatu adversaire am kooku booy bu baax la day joué Olympiakos titulaire kooku bokkut ak Cheikhou day joué Qatar Cheikhou warut a nekk titulaire équipe nationale moom li tax mu indi ko loolu la waroon a continuer maanaam moom day nekk ci équipe bi bu problème fu mu yaakaar ne xeex wala xuloo am na fa mu dem di arrangé moom loolu moo ne woon rôlam ci équipe bi parce que loolu moo tax mu indi ko mais indi ko parce que dafay am place xam na ko parce que warut a football ci kanamu Pape Abdou Cissé parce que Pape Abdou Cissé kooku ñoom ñaar duñ benn bokkul loolu erreuram la ni mu defal Alfred Gomis moom la waroon defal Pape Abdou Cissé jox ko confiance booy bi football wane boppam bu ko defee nit ñi danañ xam ne kat li mu remplacé Salif Sané maanaam mérité na ko loolu moom moo ci sama xalaat. li nga wax tamit ci problème arbitrage bi ak Algérie li nga wax bu am solo la ñëpp ko remarqué man remarqué naa ne match boobu noonu boo xoolee sax Algérie sax maanaam match bi boo xoolee li mu ko gagné sax engagement physique la ko gën a gagné que ci technique parce que keroog dañoo engagé wu di jouer xadar di yuuxu ci ko arbitre bi loolu nag staff technique bi xam naa danañ ci bàyyi xel danañu wax te ñun boo xoolee keroog suñ capitaine bu waxee sax arbitre bi day dal ci koom pour wan ne la te bu naari waxee loolu nag arbitre bi keroog arbitre bu ñuul la woon
te la plupart noir nit ku ñuul dafa am complexité ci nit ku weex loolu yàlla moo ko def kuy loolu ku ne war nga ko seetlu maanaam nit ku ñuul ki lim mën a accepter nit ku weex def ko mënut a accepter moromu nit ku ñuulam def ko loolu yàlla moo ko def ci suñu bopp yi xaw ma nag loolu nan lañ ko mën a jàngatee mais loolu moom ay fee la yoo xam ne man remarqué naa ko plusieurs fois parce que joueur bu weex bi li muy wax arbitre bi bu ko ab joueur bu ñu waxee arbitre bi ñu jox ko jaune loolu moom c'est clair. puis CAF tamit li ñuy def man d'accord ma ci parce que dañoo waxoon ne sud africain bi mooy arbitre match bi ñu dem ba tey ci démb ci ngoon à la dernière minute ñu ne way changé nañ ko léegi camerounais bi mooy arbitre te camerounais boobu noonu ku bañ Sénégal la loolu il faut Sénégal yi xam ko xaw ma nag lan mooy ci réaction fédération bi mais arbitre bu contre Sénégal la mooy ce monsieur là ku bañ Sénégal la te bu subaa xaw ma nag lan moo tax CAF changé ko xaw ma kële dafa feebar xaw ma dafa gàntal xaw ma lan mooy problème mais en tout cas changé nañ arbitre bi wax ne sud africain bi mënut a arbitrer match bi léegi camerounais bi moo koy arbitrer te camerounais bi il fait partie des les meilleurs siffleurs de l'Afrique mais c'est faux parce que kooku man damaa jàpp ne sax arbitre yu corrompu yi moom ci la bokk parce que wóoluwuma ko dara wóoluwuma ko. voilà ji sa question boobu dégg naa ko mais ba muy question Bagny Cissé boobu mu laaj ma laaj bu difficile muy est-ce que dafa am ñaari joueur dafa am ñaari équipe yu mosoon a daje ci troisième place. match boobu mi ngi mujjee woon tiro bi nee na et puis ñaari équipe yi kenn ku nekk sa 11 joueurs door na bañ dem ci 12 13e joueur après benn équipe bi gagné équipe boobu ban la. et puis am na ñaari équipe yoo xam ne daje woon nañ final Coupe d'Afrique des Nations ñoom tamit c'était le même cas pardon mais je me rappelle pas ne ban équipe la mais en tout cas daal li ma jàpp ba xam ko mooy ci l'histoire de CAN bi mooy Côte d'Ivoire ak Cameroun joué nañ final Coupe d'Afrique 92 même si on était encore petit mais on se rappelle déjà maanaam Côte d'Ivoire moo gagné woon tiro boobu demoon nañ ba ay 12 tirs Côte d'Ivoire soo gagné match boobu. 2006 aussi Côte d'Ivoire Cameroun joué nañ match quart de finale ou demi-finale keroog match boobu Côte d'Ivoire moo mujj remporté demoon nañ ba 12 tirs Côte d'Ivoire soo ko gagné. et puis 2015 bu Côte d'Ivoire remporté muy Ghana Côte d'Ivoire en 2015 Guinée équatoriale boobu tamit demoon nañ ba 13 tirs Côte d'Ivoire soo ko gagné match bi. mais match de troisième place boobu nag je me rappelle pas boobu fàttaliwu ma ko wax dëgg yàlla. jërëjëf Ibra jël nañ sa temps te yaa ngi ci liggéey tontu bi leer na dégg nañ ko joxe nga exemple yi macha allah kon Bagny dégg nga tontu bi Mamadou Moustapha mu ngi suivre émission bi kon mbokk yi nga xam ne ñi ngi ci suuf buum gi ak ñi ci kaw ñiy déglu ak ñiy bàyyi xel yéen ñëpp ñu ngi leen di ziar ndokkeel leen di kontaan ci yéen Ibra di wax bég nañ lool mais doon la wax lan nga bëggoon ñu laaj la ko te laajoon la ko. loo ñuy résumé tamit ci suñu final bi ñu dëgmal nga joxe ci résumé sa xalaat nga joxe ci nag wax dëgg yàlla ay kaddu yoo xam ne kaddu yu ndénkaane la ak nag yan dog nga ciy jox pour ñun ñëpp ñu bokk ko def muy suñ participation ñun itam waa groupe Xam Sa Cosaan parce que nag kenn ku nekk am nga sa wàll ci nag bi ñu jël sunub saam nag ñun itam def la nu war kon Ibra sant nañ la bu baax gërëm la nga indi say kaddu yu nga xamante ne mooy kaddu yu mujj ku am lu muy laaj mu laaj la ko direct ci biir émission bi ubbi nañ ligne bi di la ndokkeel di wax ne kontaan nañ trop. Ibra jërëjëf di la ndokkeel di wax ne kontaan nañ waaw comme ni ma la ko waxee rek sa kaddu yi nga xamante ne yu mujj la ci émission bi bu ko defee ñu ubbi ligne bi ñu bëgg a dugg lu ma la waroon laaj loo bëggoon ma laaj la ko te laaju ma ko nga wax ko waaw ak sa xalaat yëpp ci avenir u Sénégal avenir u joueurs yi ak leneen lu ñu war a defaat lu ñu war a wàññi ñu sant la bu baax gërëm la di la ndokkeel daal ci waxtaan wi am na solo Ibra ñu ngi lay jaajëfal di la wax ne wax dëgg yàlla fa kontaan yam lañu fa kontaan yam daal la ñu tàmbalee. Ibrahima Sylla suñu expert ñun de namuñ lay jaw wax dëgg yàlla Sylla Ngari groupe Xam Sa Cosaan bég nañ ci yow ñëpp kontaan nañ di la wax ne Aliou Cissé tamit coach bi ndax coach tubaab yi dañ ko raw wala rawuñ ko aussi itam lu tax coach bi nga xam ne moom ñoo yorandoo France depuis ñuy xale keroog moo war a daje ak moom yor Algérie ne ko dinaa la dóor wax ko xam naa la bu baax def di conférence de presse am ñu war a dajee waat moom lan mooy taxawaayam ci coach bi lii daal mooy suñ question bu mujj ci yow béy nag ak mbokki groupe Xam Sa Cosaan yëpp ñu ngi leen di jéggalu di leen ñaanal gudd fan gu ànd ak wér yàlla sàmm leen biir ak biti sàmm leen kër ak àll dañuy wax rek gaal ak mucc guy daw ci géeju xéewal tàggatoo bu dul tàggoo di wax ne daal seen émission ganu kër gi moom la woon ñu dalal ci Ibrahima Sylla di suñu expert en football waxtaan ci waxtaan yu bari yu am solo sant nañ ñëpp gërëm ñëpp
asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu. Alaaji maa ngi lay sant itam di la gërëm wax dëgg yàlla di la ñaanal di wax ne ñu ngi lay dégg lu baax itam dooloo nga sama xalaat parce que chaque fois yu mel nii boo amee nga woo ma ne ma dama bëgg ñu def waxtaan Xam Sa Cosaan maa ngi lay ziar bu baax di la kontaane di wax ne li nga xam ne daal mooy ñun li ñuy wax mooy ñun sénégalais yi ñun Xam Sa Cosaan benn leen rek la ñu war a def ñun mooy ñaan waaw ndax ay jaam lañ ñaan rek lañ am mënuñoo dem ci terrain ba football mënuñoo woo Aliou Cissé téléphone mu dégg nu dañ mën a wax daal mooy ñaanal ko yàlla nañu yàlla may ndam na ko ñun ñëpp ñu ñaan yàlla nañu yàlla may ndam waaw loolu daal xam naa ne mooy ñun li ñu war a def ñun sénégalais yi mënut a dem keer mënuñoo wax Aliou Cissé dégg mooy ñu ñaan yàlla mii may ndam yàlla nañu yàlla may ndam ci barke yonent bi beneen recommandation bi nga xam ne moom laay wax mooy ñun sénégalais yi saa wu ñu ñàkk bu ñu ñàkkee lu bëri ñoo koy xañ suñu bopp li tax mooy nañ bay équipe bi nga xamante bi nii dañ ciy tudd ay sëriñ par exemple man tey Tiwaawan laa bokk manaan coupe bi kay Alaaji Maalik nee na coupe bi dana ñëw wala suñ diw nee na coupe bi dana ñëw wala nangam yooyu nañ ko bàyyi football ça n'a rien à voir avec la religion ça n'a rien à voir avec le tarixa nañ ko bàyyi loolu daal buñ ci muccee yàlla mën nañoo dimbale ba lépp loo xam ne ñu ngi koy wut yàlla mën nañu koo yombalal ndax sëñ Bay Si Abdou dafa waxoon ne Sénégal daal li fi am mooy lu baax bu fi amee ñu ne sëriñ si la bu safaan amee ñu ne yàllaa ko dogal mu ne kon daal yàlla li mu fi nekk mooy dañuy nattu rek nit nag du gën a bëgg yàlla boppam loolu la Serigne Cheikh waxoon nee na nit du gën a bëgg yàlla boppam nanu yem fi ñu war a yem bàyyi yàlla mi faj li ci des ndax nee na jullit noonu la def ñun nag kon ñaan lañ am nañ ñaan yàlla na yàlla may ñu ndam loolu daal moom laay tëjee maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen ñaanal yàlla nañu yàlla defal tawfiq ak taysiir yàlla sàmm ñu aar ñu biir ak biti musal ñu ci ndog ak cat musal ñu ci seytaane musal ñu ci musiba ak balaa musal ñu ci gàttu fan ak deegu ñaaw yàlla sàmm waa Xam Sa Cosaan yëpp ci barke yonent bi ñu ngi jégalu bu baax ci dugub bi waaye yu tey la ak yitte yi loolu moo tax waaye ñu ngi jégalu bu baax a baax waaw Alaaji maa ngi lay gërëm bu baax di wax ne non tu as été parfait quand même wax dëgg yàlla am question yi nga waroon a wax yëpp laaj nga ko amul dara loo xam ne luñ ci ajouté la wax dëgg yàlla am di wax ne tey moom wax dëgg yàlla am tu as été Hervé Matou de Canal Plus quand même question yi wax dëgg yàlla macha allah mais damay faral di wax ne yow universaliste nga loolu la yàlla dogal yal na yàlla defal la gudd fan ak tawféex yàlla sàmm la bu baax musal la ci bala ak ndog yàlla mën na ko sañ na ko wax dëgg yàlla am li nga waroon a wax yëpp jàpp nañ ne daal wax nga ko amul lenn loo xam ne luñ ci ajouté la macha allah macha allah. waaw Alaaji Aliou Cissé li may wax ci moom rek mooy maanaam jàmbaar la wax dëgg yàlla am jàmbaar la ndax am na sénégalais yu bëri ñu ngi koy critiquer malgré liñ bëgg yëpp mënugu ko waaye nag dafa nekk koo xam ne dafa nekk ci apprentissage entraîneur jeune la c'est la première fois mu diriger ab équipe en tant que entraîneur titulaire di wax ne tubaab yi yóbbu luñ ko dara ndax tubaab yi ñu fi indi woon moom li mu def defuñu ko parce que biñ jëlee Alain Giresse 2014 Aliou Cissé dafa waxoon ne dañ ko woon pour mu nekk adjoint Alain Giresse mu ne leen du ma nekk adjoint Alain Giresse parce que moom ñoo yam ay diplôme pour man entraîneur yi tubaab yi ëppale wuñ ko dara pour man jàpp naa ne entraîneur tubaab yi ñu jël li tax nga xam ne nit ku ñuul baaxut Alain Giresse ñaata lañ ko doon fay 15 millions Aliou Cissé wax nañ ne 6 millions lañ koy fay xaw ma seet te tey buñ ko doon fay 15 millions yi ñu doon fay Alain Giresse am na ay sénégalais jóg na noonu duñ ko nangu te pourtant parce que kële mooy li ma doon wax sànq rek nit ku ñuul ak nit ku weex ñun ñu ñuul ñi dañoo am complexe ci nit ñu weex ñi ñun pour ñun nit ku weex toujours moo war a nekk ku war a nekk ca kaw moo war a nekk ku gën a xarañ moo war a fi ne nii tey bu Messi ñëwoon fii jël genn seen ak përëm takk ko ñun dañ naan non or la parce que Messi la même bu dee përëm la takk loolu mentalité boobu nag ñu am moo tax ñu bëri naan way nii wax mais soxla wuñu ay tubaab Aliou Cissé am na ay compétence parce que diplôme yi mu am nii amee wu ko Sénégal Clairefontaine la ko jëlee mooy centre de formation fédération française de football muy Clairefontaine foofu la jëlee diplôme yi mu am fa la demoon doon jàng entraîneur ba am ay diplôme yoo xamante bi nii reconnu par la FIFA kon jàpp naa ne daal Aliou Cissé baax na nañ ko fi bàyyi ñaanal ko yàlla rek yàlla may ko ndam incha allah. boo ko defee li nga wax ci Belmadi aussi man loolu dégguma ko parce que Belmadi li mu waxoon keroog avant match aller bi premier match de poule bi dafa waxoon ne dafa doon tudd joueurs yu Sénégal yi naan Sénégal gars yi na ko Idrissa Gana Gueye di football Ismaïla Sarr mu commencé di citer suñu joueurs yi naan way Sénégal am nañ Sadio Mané am nañ Koulibaly di tudd suñu joueurs yi maanaam di ñu gëmloo nañu ñun ñoo ko man jàpp naa ne sax li tax keroog Sénégalais yi gën a oyofal match bi mooy discours boobu Belmadi defoon wane na Sénégal mooy favori wane na Sénégal moo man Algérie ndax Sénégal seen joueurs yëpp dañuy joué ci ay grand club jàpp naa ne discours boobu mu defoon ci conférence de presse bi joué na sax li tax Sénégal perte match boobu noonu waaye cette fois-ci ne ce sera pas la même chose voilà ñu ngi lay gërëm si la jërëjëf. jërëjëf Ibra si la ngaari jërëjëf kontaan nañ
kon loolu moo doonoon seen émission rubrique ganu kër gi ñu dalaloon ci Cheikh Ibra daanaka def nañ 1 heure de temps 20 minutes jël temps am lool te mu nekk ci liggéey waaye nag bu la say bokk soxlaa faw nga ñëw nag jëriñ leen ca la nga xam kon tey jëriñ nañu ci xam-xamam ñun ñëpp ñu bokk xam bokk jàng bokk gindeeku ñu ngi lay ñaanal mucc ñu ngi lay ñaanal xéewal yàlla musal li ci cat ak saytaane musal li ci accident wu làmmiñ guddal saw fan ndax suñu njëriñ la yal na yàlla sàmm la bii rek biiti sàmm la kër ak àll jaajëfal nag mbokk yi yëpp jéggalu itam ñëpp ci kàddu yi nga xam ne yëkkati nañ ko di leen tànqal te du professionnalisme waaye seen dénkaane la rek ñu jëfee ndigal li kon sëriñ bi ñu ngi koy delloowaat yëpp muy suñ papa la Cerno ndokkeelaat ko baalu ko àq di baaluwaat ñëpp nag àq asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. groupe Xam Sa Cosaan seen bokk Bandji Cissé moo dugg di leen nuyu te di leen siyaar di laaj seen jàmm ak seen jàmm yaram di nuyu tonton Thierno Sylla di jël ñëw bi teg si loxo mu tegal ñu ko ci membre groupe yëpp ñu ngi nuyu ñëpp di leen siyaar di leen ñaanal jàmm di nuyu Alaaji Mamadou ñu fekk si bunt bi te di ko siyaar di ko ñaanal jàmm di ko nuyu invité am tey am na solo lool muy Ibrahima Sylla Ibrahima maa ngi lay gërëm di la sant wax nga dëgg Sylla Ngari li nga ma tontu wax dëgg yàlla noonu la effectivement noonu la demee Sénégal 92 Ghana Côte d'Ivoire ñoo daje woon final boobu Côte d'Ivoire moo ko mujj gane 13e jour Ghana moo raté muy Antoine Bafoué moo raté penalty boobu bu ko defee match 3e place bi ma lay wax nag boobu xam naa ne dafa xaw a yàgg c'était 88 match 3e place la Algérie bi tey moo ko daje woon ak Maroc moo organisé woon Coupe d'Afrique boobu ma lay wax ñoom ñaar ñoo daje woon match de classement bi demi-finale bi Cameroun moo éliminé Maroc Nigéria am éliminé Algérie ñoom Nigéria Cameroun ñooy finalu match de classement bi Maroc ak Algérie ñoo ko def Algérie moo ko gagné 13e penalty bi marocain bi moom moo raté mooy série de penalty mooy match de classement boobu mu lay wax quoi baax na Sylla Ngari li nga wax ci football bi ma wax dëgg yàlla am na solo lool macha allah kon nag jërëjëf Sylla Ngari ñu di la sant di la gërëm ma di am benn laaj rek tey bu ma lay laaj tey équipe nationale tey Idrissa Gana Gueye tey boo amoon loo ko daan wax tey lan nga koy wax tey nga koy digal muy gaaw di joxe suñ bal wi di perte bal yi comme loolu daal tey boo amoon loo koy digal tey lan nga koy digal tey quoi baax na Sylla Ngari nekkal si jàmm. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah Alaaji Bandji jërëjëf ñu ngi lay ziar bu baax waaw merci beaucoup jërëjëf yàlla na yàlla defal la jàmm yow itam wax dëgg yàlla macha allah waaw leeral yi am na solo wax nga dëgg sa question ci Idrissa Gana Gueye moom wax dëgg yàlla match bi passé nii moom ñi ñu sot ci la bokk ma doon wax ñi ma ko doon seetaan donc ma ne leen ñun actuellement dañuy jouer à 10 parce que Idrissa il n'est que l'ombre de lui-même parce que keroog li mu perte ci ay bal perte na 3 ballons yoo xam ne la Tunisie pouvait marquer si cette perte de balle la mën nañu ci dugal ñoom ak Tunisiens te toujours day nekk dernier milieu terrain buy perte balle bi loolu c'est dangereux keroog damay wax gars yi xam ne kii daa mel ni gars yi dañ ko sëf xam nga rek sénégalais moom léeg-léeg bu la affaire dalee da ngay naan non lii c'est pas simple quoi mais lim def keroog ñun ak Tunisie moom bu ko fobalaatee dañuy door loolu moom c'est clair parce que milieu terrain surtout toujours mooy nekk dernier milieu terrain avant ngay ak ci défense te loolu nag boo ko nekkee dernier milieu défensif boo ko nekkee relayeur bi waroo perte balle de trop te de keroog li mu perte ci ay balle am na benn balle bu ñu waroon dugal ci mbay ñaa la xaw ma moo sukk ci balle bi dafa mel ni rek keroog dafa am lu ñu ko def mais liñ koy tey bu ñu ko doon conseil mu ñuy dégg liñ koy wax dañ naan ko footballal maanaam bul yenu match bi waaw bul yenu match bi c'est pas la fin du monde defal comme na nga daan def waaw bal bi dee ko teel a bàyyi boo gisee sa partenaire passe ko bal bi ku la gën a jege ngay passe waaw bu la leeree ne amoo ku la yaa ngi ci sous pression dégager bal yi tuuti du fees loolu lañ ko war wax bul garder bal bi même Lamine Gassama aussi c'est pareil parce que moom toujours day bëgg génn ak dribble tu n'es pas obligé latéral droite obligé woo di doute pour jàll boo mënta dem dóoral mu dal ci ko waaju tuus wala nga dégager mu dem loolu moom défenseur warul di dribbler parce que latéral bu perte bal bi c'est dangereux dernier milieu défensif bu perte bal bi c'est dangereux loolu moom xam naa ne Aliou Cissé ak staff bi ñàkk danañ ko observer wax ko. aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh groupe Xam Sa Cosaan seen mbokk Moussa Diop mu nuyu di la seen jàmm seen jàmm yaram il faut ñëw jox suñu mag alaaj Thierno Sylla mu tudd waa groupe yëpp alaaj Sylla maa ngi lay siyaare ak sa njaboot di siyaare suñu mag
Alaaji Socé Jude ak njabootam di président yi ak Banji Alaaji Mamadou Alaaji Mamadou ki nga dalal question bi am na solo réponse bi yëpp am na solo waaye moom de mën naa nekk entraîneur Alaaji kii daal Ibrahima daal mën naa nekk entraîneur kii daal def ko entraîneur de mën naa nekk entraîneur de mën na ko de Ibra sama Moussa maa ngi nuyu na nga def yaa ngi yow entraîneur la def yow koy noppi rek dana la ko def bu soobee yàlla de waaw nekkal jàmm nuyu na ñëpp wasalaam. salaamaaleykum wa rahmatullah waa groupe Xam Sa Cosaan maa ngi leen nuyu baax man Pape Cissé di leen jaare di nuyu góor gi Thierno ak Moussa Diop di nuyu Ibrahima Silla ak El Hadj Mamadou Silla sama jërbaat ñu ngi leen nuyu baax di rafetlu seen waxtaan bi am na solo lool déglu naa lépp wax dëgg yàlla tout c'est intéressant yal na yàlla defal leen jàmm Ibrahima wax dëgg yàlla am nga xam-xam man nag Ibrahima li ma naqate ci Sénégal mooy Laye Diaw bu ñu boole fédération Sénégal rek fédération football rek moom mu métti quoi man pourquoi Ablaye Diaw boole ñu ci fédération Sénégal football loolu rek mooy li ma métti parce que Laye Diaw kenn gën ko xam football Sénégal amul du entraîneur de keneen wax dëgg yàlla war naa bokk ci techniciens yi wala ci dirigeants yi bokk au moins jaadu woon na ci moom jërë ngeen jëf li nuy bàññi Cissé. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki groupe Xam Sa Cosaan ñu ngi nuyu baax mbokk yi di leen jaar baax a baax di leen jégalu di leen baal àq di nuyu bu baax suñu baay Alaaji Thierno Sylla di jël nuyoo bi di ko teg ci loxo mu tegal ñu ko ci mbokk yi nga xam ñu ngi ci kër gi ñëpp ñu ngi rafetlu nag bu baax a baax waxtaan bi doon daw léegi ñu ngi ko doon topp am na solo suñu expert boobu muy sëñ Ibrahima Sylla seqoon ko ak Alaaji ñu ngi leen di nuyu di leen jaar di leen wax ne jàngeen nañ ci jàngat yi ngeen ci def it am na solo li ngeen ci wax it macha allah ku leen déglu dinañ xam ne xam-xam dëgg génn. waa ñuy jégalu waat nag bu baax mbokk yi xam naa Pape Omar Cissé mooy wax fii Dakar ñu ngi jégalu waat bu baax mbokk yi xam naa xaw naa gëj ci kër gi waaye maa ngi ci tuub waaye nag dara lawuma ci dugguma waaye nag maa ngi teewlu bu baax a baax. kon suñu expert boobu xam naa man li ma koy wax rek mooy sama question dama koy jàll ci suuf jox ko Alaaji bu ko defee moom incha allah dina la ko yeggee parce que am na yu ma dégg yu ma d'accord ak yow waaye am na loo xam ne dégg naa ko mënu ma cee d'accord ma ci ak yow daal waaw xam naa dinaa ko laaj incha allah bu ko defee nga ñëw yaatal baax a baax jërëjëf. mos naa ko dégg TFM muy nettali bi ne ginnaaw suba la match bi mos naa ko dégg muy waxtaan mu ne fii Jaraaf xawma contre ban équipe. bi ñu waree football entraîneur bi dafa xool beneen équipe bi gis ci benn waay joo xam ne nii ku lakkalaate la ku mën a football xam nga lu mu wax dafa dem ne wutal leen ma benn athlète ñu ne ko loo koy defee mu ne wutal leen ma ko rek 9 laay classé ak gardien muy 10 ak athlète bi muy 11 athlète bi santuma ko dara lu dut waa ji mën a football na ko topp rek bu mu ko may fa mu yàq ak nakam moom bu mu football moom na ko yàqal rek. te pour mu yàqal ko il faut qu'il soit compétitif il faut qu'il soit un athlète loolu rek la ci soxla donc athlétisme moo ci jiitu gis nga émission bi ma doon déglu léegi nee na moom Laye Diaw bu ko nit mosee woo di ko laaj ci jour li mu koy njëkk a wax mooy poids bi ak taayam poids bi ndax diis na parce que bëggul mu diis ku oyof la bëgg ak taayam parce que athlète la bëgg donc athlétisme moo jiitu ci football. Et puis dans le classement dafa mel ni préparé woo Diao Baldé mais man pour man Diao Baldé am na place sam ci départ bi parce que c'est un joueur complet te nit ñi bàyyiwuñ ko xel Diao Baldé c'est quelqu'un de très important un bon joueur parce que am na physique te mën na manipuler défense. da nga koy dugal premier mi-temps mu manipuler défense bi su ko defee deuxième mi-temps nga génne ko boo ko da nga koy bàyyi sax nag mu joué waat 10 minutes wala 15 minutes nga door ko génne dugal Krépin bu duggee fekk gars yi sonn moom mu door leen di mën a motal waaw parce que loolu c'est important parce que Diao Baldé moom man damay gis ne. su déparé ci lay gën a nekk ci match bi que mu doon remplaçant man Diao Baldé loolu laa gis heure bu déparé ci lay gën a nekk ci match bi que nga def ko remplaçant quoi
moo tax man j'aurais aimé que moom mu dugg en premier lieu def li muy def su ko defee moom bu dugalut dana sonal gars yi deuxième mi-temps nga indi Crépin. gis nga bu fekkee da nga am ay nit ñoo samp ci pointe bi ñooñu ñoo war a dugal bien sûr mais gis nga boo yow milieu défensif yi milieu offensif yi bu ñu yégee remonter pour dugal défense bi day jaxasoo parce que dootum xam kan lañu war a marqué maanaam dootum xam ban adversaire ci gars yi la ñu war a mettre plus en repérage te loolu c'est important parce que yaa ngi naan su ma focaliser wu ci kii dugal su ma focaliser wu ci kii dugal mais match soo ko match doo ko teg ci kenn il ne faut pas faire reposer un match sur les épaules de quelqu'un non waaw il faut responsabiliser nag quelqu'un parce que Belmadi wax na ko waaw da ngay responsabiliser kenn pour que bu situation naree critique mu génn la ci mais un match ne se repose pas sur les épaules d'un joueur mais il faut responsabiliser parmi ces joueurs quelqu'un koo xam ne nii su match bi naree am nu mu demee moom moo la ci génne donc man je trouve que la clé du match loolu waaw la clé du match mooy milieu offensif yi nañ yóbbu bal mais nan amaale objectif dugal su ko defee duñ xam te day tax sax ñu fàtte Sadio su ko defee mu bett leen defal leen affaire man loolu laa gis ne moom mooy clé du match bi quoi su fekkoon ne am na clé du match man loolu laa koy gisee quoi maa ngi jéggalu xam-xam bi bëriwul dañ ne woon nañ ci barkeelu rek ci liñ jot a xam jaa ngeen jëf nekk lañ ci jàmm. et am na également benn aspect boo xam ne ni mën nañu génnee ci match bi gis nga milieu terrain bi Idrissa Gana Gueye keroog ni mu defoon ba dugal loolu rek lay defar c'est-à-dire Sadio il sera trop pris en otage Sadio ak Ismaïla Sarr xam nga ne gars yi duñ leen may fu nekk ak nag ñoom it c'est des professionnels xam na nu ñuy def ba génn ci gis nga Sadio Mané d'abord je commencerai par lui Sadio Mané gis nga bu bëggee génn ci match bi il va se faire oublier mooy su jógee bar bi rek da koy joxe waat parce que bàyyi nañ ko xel bu ba yàgg te kuy jéeg Sénégal bàyyi ko xel loolu moom mënu ñàkk mais bu téyee bal bi da koy joxe waat buñ ko paasee rek na paas su ko defee danañ ko ragal mais bu defee buñ gisee ne buñ ko paasee bal bi da koy delloowaat paasewaat ko dañ koy commencé ñeme voilà buñ demee nag ba ñeme ko ba xaw a naagu waaw kay foofu lay jóg commencé nag jël ay prise de décision foofu lay amee importance beneen bi ci topp Idrissa Gana Gueye le milieu terrain gis nga ñoom ñi nga xam ni ñoo war a yóbbul bal bi ci kaw ñoom it dañuy dem bam yàgg dañuy jël seeni décision marqué gis nga équipe bu bëggee gagné ñëpp ay fexee marqué te ñu bañ a kii ñëpp nag nañ milieu bi moo war a yóbbul bal bi attaque mais nan amaale objectif marqué su ko defee défense bi day jaxasoo ndax day xam da dootu am ci kan lay focaliser wu quoi mais tant que. salaamaaleykum wa rahmatullah mbokki groupe Xam Sa Cosaan ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen ziara di leen ñaanal jàmm di ko fekk ci yéen yal na yàlla boole ko ñu ngi nuyu kilifa gi suñu papa laaj Cerno di ko ñaanal gudd fan ak wér ñaanal ko membre yëpp seen mbokk Modou Yàlla mooy addu di rafetlu invitation bi Ibra Sylla ak Alaaji waxtaan bi macha allah am na solo lool yal na yàlla barkeel bëggoon ci indi suñ contribution rek Ibra macha allah dégg nañ li nga wax am na yu bari yoo xam ne nii ànd nañ ci ak yow par exemple défense bi ku mel ni Pape Abdou Cissé effectivement Aliou Cissé da ko war a indi parce que Cheikhou Kouyaté amul compétition te dama seetaan ñaari émission Abdoulaye Diaw gis nga bi may déglu waxtaan wi maa ngi seetaan émission Abdoulaye Diaw bi nga xam ne nii kenn ñi booy wax sport tuddoo ko moom du bëri xorom ndax xam-xam moom kenn ëpp ko ci moo wax ci loo xam ne nii affaire u physique la. dégg naa effectivement wax nga ne ñun suñu njëkkoon a dugal rek naari découragé ça c'est vrai hein? C'est vrai buñ njëkkoon a dugal rek naari découragé waaye buñ ñu njëkkee dugal ñun sénégalais ñun it dañu mën a dañu mën a découragé dañu mën a bàyyi te dañu am problème fondamental mooy gis nga corner on ne marque pas par derrière
corner ci ginnaaw duñ ko jël dañuy défense bi léeg-léeg dañuy xaw a yéex te ak les dernières minutes là dañuy manqué concentration je ne sais pas mais boo bàyyee xel am na match yu bëri léeg-léeg ci dernière minute yi la ñuy jëlee ay but boo xoolee même Colombie bi mu ñuy dóor am coupe du monde si je ne me trompe pas dernière minute yi au manque de concentration te équipe nationale nga xam ne ay joueurs yu mag ñoo ci football nekk à l'international ba turu Sénégal tey foo taxaw dégg ko donc ay éléments mu waroon nañoo mën a weesu di manquer ay concentration ci dernière minute de jeu surtout que les dernières minutes de jeu sont très importantes j'allais dire. dama dégg gis nga l'autre la Cheikhou Kouyaté dafa amul compétition cela veut dire que physique bi day des parce que et puis il n'est pas vif njaxlaful de trop pointe de vitesse am des na te match bi dafa laaj ku njaxlaf ku am pointe de vitesse ku gaaw match bi loolu la laaj surtout en attaque et à la défense surtout à la défense gis nga li tax ma souligner manque compétition bi manque de physique bi Ablaye Diaw daf ne boo jëlee match de football 90 minutes lay durer nga jël joueurs yi ñaata joueurs ñoo ci nekk 11 ak 11 muy 22 supposons que ku nekk dana def équipe bu ne dana def ñetti remplaçant boole leen ci muy 6 plus 22 28 jëlal 90 minutes nga diviser ko par 26 acteurs de jeu yooyu nekk ci terrain bi kenn du ci weesu 4 minutes loo ci déggee mooy kenn ku ne boo ko joxoon ballon bi nga séddale leen temps bi maanaam kenn ku ne bu match bi jeexee lim téebal boo ko chronométré weesuut ñeenti minutes ki gën a bëgg bal noonu la ko waxee mu ne ki gën a bëgg bal ci ëpp lu mu koy téye lim ko téye weesuut ñeenti minutes 90 moins 4 minutes ñaata lay defee 86 minutes 86 minutes yooyu lan nga doon def kon daw rek bal baa ngi fii mais yaa ngi daw fee soit ngay daw di démarquer pour ñu passe la wala sa adversaire yi ñoo yor bal bi ngay daw di marquer benn jour bi yor bal bi wala ngay daw di marquer koo xam ne nii dañ koy waaj a passe bal bi mais doo taxaw da ngay daw rek léegi nag 86 minutes yëpp nga koy daw il faut avoir une compétition donc. salaamaaleykum wa rahmatullah mbokki groupe xam sa cosaan ma dellu si waat man Modou yàlla Ibra dama la si yokkal dara rek mooy am na waa Algérie lu ñu mëne xaj na sax dugalaguñ ci mais ñi ngi koy testé te ñun suñu joueurs yi dañ koy fàtte mooy les tentatives joueur war na mën a dribbler jaar ci flanc bi ba ñu yaakaar ne day passé mu tenter une frappe de lointaine ñun loolu mooy suñ problème amuñu ko gis nga keroog Youssouf Sabaly jéem na ko tuuti mu réussir ko parce que ci poto bi la bal bi dal gis nga ko te loolu gardien mënu ko gardien wàlle parce que ñoom ñëpp boo ñëwee ba foofu dañuy yaakaar ne da ngay centrer nga def une frappe de lointaine comment il s'appelle Henri Saivet damay gis ne léeg-léeg da koy tante mais man dama gis ne fiñ koy tante dafa yéex man damay gis ne toujours ñoom dañuy bëgg di tic au tac tic-tac bi la ñuy privilégié su doxut ñu door a boole ñu door a def une tentative de frappe de lointaine alors que je trouve que loolu da nga ko ci war a boole waaw léeg-léeg da ngay ñëw ba gaa yaakaar ne da ngay paas nga enchaîner bett gardien mais malheureusement loolu duma ko ci gis balañ koo tante rek dañoo jaaxle bul xaar ba jaaxle waaw bul xaar ba jaaxle donc ciy boole te loolu suñu problème la tentative de lointaine lu ñu war a mën a génne la ci match bi te ce qui est sûr mooy Mahrez loolu il va beaucoup l'essayer tentative de lointaine te xam nga moom il sait bien enrouler les ballons waaw loolu moom mëninam la waaw d'ailleurs looloo tax ñu def ko sur le flanc droit waaw xam nga gauche la mais flanc droit lañ ko def pour que bu dégroubler rek
décrocher enchaîner une frappe day am licorne bële donc loolu ñun tam dañ ko war a am mais malheureusement non. salaamaaleykum wa rahmatulah waa groupe Xam Sa Cosaan seen mbokk Alaaji Soxna moo leen di nuyu di leen jaara di rafetlu seen waxtaan ñu nuyu jaww ni ko bi nuyu administration bi di nuyu ñëpp ñuy jaajëfal moo di yàlla bi ñu fekk ci bunt bi waaye di jaajëfal Ibrahima si dañu dalaloon ci xam-xam bi di nuyu mboolem ñi nga xam ne dugg nañ ci groupe bi Banji Cissé Moustapha Sylla waaye Alaaji Malick ñu nuyu Alaaji Mamadou bu baax di ko ziar waaw li ngeen buñ fi wax day lépp moom wax dëgg yàlla xel nangu na ko waaw may leeral tuuti rek am na ci sama xalaat ci absence su Koulibaly li mu wax nag dëgg la man bu doon sama xalaat yaakaar naa Pape Abdou Cissé waaw dëgg mën na ko remplacer waaye nag Aliou Cissé dafa am lu waxoon ne moom buy woote day préféré joueurs yi nga xam ne ay polyvalent lañ xëy na peut-être ci loolu lay dëgg ba jox Kouyaté mu jël place am waaye wax dëgg yàlla xam naa daal ma ragal naa ci ñaar ci absent wu Koulibaly moo di ne naari gaaw nañ seen Betis te mën nañ coup franc te damay ragal rek coup franc yu mel ni di am ci li jublu ci 18 yi mu nekk loo xam ne nii seen point fort la ndax ñoom am nañu ay dóorkat yu baax te ñaar ca doole xarañ nañ ci loolu te ñun loolu wax dëgg yàlla ñun suñu xañte ci li ñu jàngagum mooy sur le terrain rek ñu football normal waaye xëy na ay bal arrêt amuñ ci chance ñaar ca doole parce que peut-être amuñu dóorkat waaw loolu aussi xëy na suñu handicap la. mu absent wu Koulibaly li ma ci gën a muy sànq kii souligné na ko ku nekk gis na Sabaly ni mu doon demee li ko doon may Koulibaly moom bu nekkee ci axe bi dafa nekk koo xam ni gauche droite def lay dóor te bu fekkee dañoo boole Salif Sané ak Kouyaté ñoom ñaar ñëpp droite dañuy dóor te un défenseur axe central war na mën au moins kenn bokk mën ci am 2 pieds waaye bu fekkee ñoom ñaar ñëpp droite la ñuy dóore Sabaly moom dana am problème ndax passe yi ko Koulibaly doon jox ñii bu dee droite la ñuy def duñ mën a joxe gauche kon loolu yaakaar naa entraîneur bi war na ci bay xel mais ñaari axe central lañu ñoom ñëpp droitier lañ te loolu moom risque la il faut que ñuy sóoraale ne ñoom war nañu mën a relancer latéral yi pour que ñu mën a def ay attaques yoo xam ne day ñëw ci aile yi ndax vraiment Sabaly gis nañ li mu doon def ci marché yi te yi ci ëpp ci yi mu doon génn Koulibaly moo koy lancé te ak gauche la koy joxe pied gauche la koy doree kon loolu ci am solo ñu bay ci xel. beneen bi ci des si may ñëw ci li mu wax ci Gana Gueye c'est-à-dire Aliou Cissé dafay entraîneur boo xam ne moom li mu wax rek la gëm dafa bëgg a modifier Gana Gueye ku nekk xam na ne 1 million défensif la te tournoi bi yëpp 1 million offensif la koy football loo xëy na peut-être am na raison bi Gana dugal na match bële xëy na peut-être loolu mais loolu moo tax Gana pour mu joxe am match bi à 100% bu mën a nekk parce que offensive la offensive boo ko jëlee def loo ko défensive boo ko jëlee bëgg a fuloo ko offensive il faut que attaque bi pour ñu am bal yu baax day xaw a jafe ndax Pape Aliou Ndiaye moom la football loo moom la wàcce loo moom moo ñëw nekk ci kanam défenseur bi Gana Gueye uuf attaquant yi léegi nag Gana loolu du point fort am loolu du mëneenam mooy milieu terrain boo xam day récupérer nekk défensif ci kanam défense yi su boobaa défense yi du ñu am benn problème loolu aussi yaakaar naa koo seetlu gis nga ci moom am na faiblesse ni mu waroon a briller ci tournoi bi yaakaar naa ne loolu ci la bokk Aliou nag day faral di def ki mu gëm rek bon dana ko modifier football loolu leen au lieu que mu jël keneen teg fi ndax gis nañ loolu moom ki mu am confiance kooku la gën a préféré que mu jox ki nga xam ne moom lii mooy métier am xëy na nag loolu méthode de travail am la waaw moom moo xam lu tax mu def ko waaye en tout cas li ñuy ñaan rek mooy ñun ñëpp ñu bokk jàppale ñaanal Sénégalais yi yàlla may leen ndam wax dëgg yàlla am nañ yaakaar yi na nag suñu gëmee na war na leen a mën a dóor
ci football rek sans calcul leneen mën nañ ci génn mais bu ñu fexee ba naar yi jël match seen temps fort ban gëm na ñoom am nañ confiance rek mën nañ ñoo sonal te wax dëgg yàlla match bi am nañ yaakaar ci Sénégal am na atu yoo xam ne ni wax dëgg yàlla war na ko mën a gañ li ñu des it wax dëgg yàlla li ñu yaakaar ci Sadio Mané suba wax dëgg yàlla peut-être mën naa li warte xëy na demi-finale bi dafa doon ragal carton jaune bañ a football final mais léegi yaakaar naa ne amatul dara te li ñuy wax nag final moom duñ ko joué dañ koy gagné football final moom jarul xool système bu rafet na dëgër da ngay garanti say camp te def ko football nawetaan waaw na dëgër waaw doo bul xeeb dara bu jëm sa kanam waaw bul xeeb dara lu jëm sa kanam sa gannaaw bu ko na assuré ko football nawetaan lay doon loolu moo final moom bu fa nekk football bu rafet final moom dañ koy gagné xeex moo koy gagné ak décision bu ñu amee détermination gëm niñ doon rek am naa yaakaar ne mën nañu gagné te li ngeen wax dëgg la naar yi boo leen njëkkee dugal dañuy daal di mer te buñ meree mën nañu am carton waaw te yu yëpp ay point la yoo xam ne ni ñoom ñëpp xam nañ ko waaw dégg naa nag entraîneur Algérie bi di doxee ay favori ci Sénégal waaye yooyu taxawul yooyu da leen a bëgg a gëmloo seen bopp ban dox se bañee jël ci seen moyen rek waaye yooyu taxawul loolu loo xoon ci match aller ba moom lay répété waat parce que peut-être da ko gisoon moo am atu waaw kon daal Ibrahima sa wax rafet na ñu ngi ñaanal Sénégal rek yal na ndam li ñëw fii ñu ngi nuyu waa groupe bi yëpp nag di leen siyaar. waaw asalaamaaleykum mbokki groupe xam sa cosaan ñoo dellu si waat di nuyu suñ papa El Hadj Ousmane ñu fekk ci buntu bi ziar ko ndokkeel ko bu baax macha allah wax ji rafet na am na solo trop jërëjëf di nuyu itam Modou yàlla macha allah sa analyse yi am na solo trop macha allah kontaan nañ lool bànji si jërëjëf yow itam Modou di wax ne ci li nga wax ci Diao Baldé Keita dëgg la Diao dafa amoon blessure ci temps yi lay passé ba clubam dafa doon toog sax lu bari jeu wut moo tax amul temps de jeu manque de compétition moo tax mais Diao qualité de jeu am kenn na tëblewu ko c'est extraordinaire li nga ci waxit lu ñu seetlu la macha allah jërëjëf kontaan nañ trop. waaw merci di gërëm bu baax Pape Omar ñu ngi lay ziar bu baax yow itam dégg nañ say kàddu amit laaj boo laaj waaye dinañ dugal tontu li léegi incha allah gërëm it suñ mbay Moussa Diop waaw di sant bu baax itam di gërëm tonton Pape Cissé audio bi moo dag daa ko doon woote dégg nañ kàddoom yi li mu wax ci Laye Diaw vraiment yéen ñi àddu ñëpp daal seen analyse yi c'est extraordinaire Seydi Hadji Malick ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm yow itam yaa ngi bàyyi xel waxtaan wi yaa ngi apprécier si sa xel mu rafet ci am solo gi bëgg gi pas gi jërëjëf yal na yàlla fay la Papa Omar ñi say tontu ci laaj bi nga laajoon mooy lan mooy différence su coach su club ak coach su équipe nationale parce que Père Guardiola mosoo ko gis mu coaché club équipe nationale mais dinañ la dugalal tontum léegi nga déglu construction bi muy def ak travail bi ak apport bi muy def ci équipe nationale yi nga xam ne club yi mu yor seen i joueurs dina fa nekk kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm di wax ne bég nañ lool jërë ngeen jëf. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu groupe xam sa cosaan Alaaji Mor Kébé Touba mi ngi leen di nuyu di leen siyaare di leen balaax di leen ñaanal jàmm ak tawfeex macha allah xalaat yi fii jóge yëpp Alaaji rafet na tubaarkalla macha allah ay Ibrahima moom tubaarkalla macha allah ñi la doon laaj yi aw na yoon tontu bi aw na yoon macha allah moom xamul lu leen tee dem stage daal pour ngeen jéem a nekk ay arbitre dëgg yàlla seen xel mi mate na ko xam-xam mi mate na ko yàlla na yàlla lafal cat macha allah maa ngi nuyu Alaaji Cerno mi xam ne mooy ilif groupe bi yéen gone nag moom taxut ma xàmmi leen waaye tubaarkàlla macha allah seen xel rafet na seen xalaat aw na yoon yàlla na yàlla doole jàppale man daal dama ne groupe xam sa cosaan la man nag groupe bëgg sa cosaan man laay bëgg a wax ndax man dama bëgg sama cosaan moom lu ngeen ko tudde waaye man dama bëgg sama cosaan moo tax ma ne man maa tuddal sama bopp maa waxal sama bopp loolu Alaaji Mor Kébé Touba Guy Mbind
maa ngi leen di ñaanal daal famille bi daal yàlla na ci yàlla def jàmm ak tawféex ak mucc ndax bu kenn amee jàmm rek ñëpp am jàmm kon yàlla na yàlla may jàmm yàlla na yàlla may jàmm yàlla na yàlla bàyyi ak seenam xel ci dara yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam waxtaan wi neex na rafet na ana naag dal ak teey xam naa ne ñi ngeen di wax bay rek moom ci métti ay masque laaj Ousmane Ndiogaan yi yooyu dong xaw métti waaye nag kenn ku nekk sa kilifa la rek yàlla na li yàlla jàmmal yàlla na li yàlla jàmmal asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu. asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu suñu wayjur woowu Baye Mor Kébé ñu ngi lay nuyu bu baax di nuyu mbokki Tuubaa yi di la sant di la gërëm ci kàddu yu rafet yi wax dëgg yàlla li am ñaax la ñu ngi leen di ziar bu baax nuyu Pape Mam Abdou ndokkeel imam Mamour Baye yëpp si ki wét nuyu waat ñëpp rek waaye Baye Mor a nuyu waat Tuubaa yëpp Kébé ñu ngi lay ziar bu baax Kébé jërëjëf tabarakallah bég nañ ci kàddu yi lii ab soññ la day taxit ndaw ñi gën a góorgóorlu tabarakallah waaw nit day bëgg cosaanam ndax ku tëgg lu war sa juddu rek sa këriñ xale jeex nit fa mu bokk yàlla tànnal kooku da koy bëgg xam ne fa la bokk tabarakallah am nañ ci mbégte lool